danoo ñëw fii woowoon leen ci terrain bi nga xamante ni suñu bokk moomeel moo ko moom muy commune Mermoz Sacré-Cœur terrain bii nga xam ni SICAP da koo jëloon attribué ko commune ni ko fii kat mën nga fa def foo xamante ni nit ñi danañ fa tàggate seen yaram nit ñi danañ fa mën di dem di waxtaan nit ñi danañ xale yi danañ fa mën a fooye ndax gis nañ léegi li jamono yi toll xale yi amatuñu fu ñu fooye xale yi amatuñu fu ñu nekk bi ko SICAP joxee commune bi ni ko terrain bi loolu mooy objet bi tey danoo gis ni détournement d'objectif bi c'est à n'en plus finir maanaam détournement d'objectif boo xam ne du jeex jëloon nañ ko ci 2016 2017 ñu defoon ci délibération conseil municipal ni dafa am benn waay bu ñu ko joxoon bu yor entreprise bu tudd 37.5 bañ ko joxee ñun ak suñu wayjur yi nga xamante ne ñooy nekk ci association phase 4 bi di défendre terrain bi ñu ne lii kat waru fee mën a am ndax terrain bi aire de jeu la waru am centre commercial ñu ànd ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi di wuruj suuf di ko lijjanti ba yokk ci kani war nañ cee def centre commercial tey jii biñ koy def centre commercial ñu ne nag dana nekk xanaa à titre précaire et révocable ña nekk ca bokk moomeel ba muy conseiller municipal bi Habib Mboum mii di sama xarit bokk ci ñoom ñu validé ko ni conseiller municipal ba la nekkoon en 2014 joxe woon ko ni mën naa nekk centre commercial ñu ni comme titre précaire et révocable la nañ bàyyi mu jàll ñu am maire boo xamante ni day wër ci réew mi fu ne di yooxu lu ne mu ni moo baax ku ne mu ni moo bon lu ne mu ni moo ko mën man naara ngi naar yaa ngi suñu suuf si ci commune bi ñoo ngi koy tong-tong duñu nangu ñu koy tong-tong 12067 mètres carrés ci kaw tali bi fii ci diggu Ndakaaru du lu ñuy tong-tong du lu ñuy fooyee ñu jox ko Alassane Ndour ancien international lañ ciy wax bu dee moom la ñu ngi koy woo mu ñëw leeral ñu wala mu ñëw waxtaan ak ñun ndax droit acte 3 de la décentralisation moo nu jox ñun ñi nga xamante ni fi leen dëkk ñu am droit interpeller maire ak koo xamante ni war na fee mën a ne bañ ko joxee daf ni dafay def aire de jeu waaye aire de jeu ay la yoon day fa yekku bu fa yekku amee dina am ku am dina ko am ku amul doom yeeg xarit yi nekk ci commune yi du fooyee ci àll bi bu loolu weesoo am na ku ñuy wax Belel boutique ñu ni ñoom lañ jox ci gannaaw lañ ko jox kenn xamul lu mu ciy def xanaa bu ñu nee titre précaire et révocable lii ngeen di dis mu am pylône yi ci ginnaaw xanaa du précaire de du révocable kenn xamul immeuble lañ fiy def kenn xamul ban délibération la délibération bi li gën a grave mooy proposition de délibération la maire day proposé conseiller municipal bi délibéré kenn gisul fenn fuñ ko délibéré ñu ni kenn du wax déedéet duñ noppi dañ koy wax kenn délibéré ko yéen a ngi gis ni mi ngi dem ñu ngi tong-tong suñu suuf te duñ ko nangu Auchan mañ joxoon ñu yokkal ko ci gannaaw 500 mètres carrés bu mu def magasin waa ñun ñu fi dëkk dañ naan tekk rek taxaw di seetaan mani tong-tong bi duñ ko nangu Barthélémy Dias mooy koo xam ni du waxtaan du déglu bu ko neexee rek bu tàngee rek mu wax bu ko neexee boo ko bindee voie officielle mairie ba du répondre boo envoyé message duñu répondre nga woote duñu répondre xam ngeen bokk moomeel ñun ñëpp a dëkk ñun ñëpp a xamante xam war naa mën a rafet waaye dafa rafetul nag dëkkuwaay bi fii rafetul boo leen waxee ñu ni occupation anarchique bi danañ ñëw defar ko proposer leen nous avons des plans yoo xamante ni proposé nañ ko commune bi ban leen ko proposé ñun population la xanaa dañuy teg rek waaye amuñu droit def mairie bi ba acte 3 bi ñëwee ba léegi yor na moyen yu mu aménagé terrain bi te mairie bi defatu ko aménagé tul dara léegi nag bu ñëwee dëgër piir ñi fi ne saa yu ñëwee dëgër piir rek mooy am na ñu fi bëgg a indi interpellé nañ ko fi ba tàyyi buñ ko defee ci internet bi mu partagé ko dandi danañ ko nettoyé mais saa yu nettoyé rek mooy am na ñu ko bëgg a jox loolu nag lañ sonn ni dafa doy koo xamante ni du dégg xanaa boo yóoxoo dana la dégg. d'accord mais après point de presse bi lan ngeen na ma def. après point de presse Sacré-Cœur ñëpp seen dënn dafa tàng ñëpp a sonn danañ génn fii def fi grand rassemblement le combat vient de commencer l'objectif est toujours devant sunu objectif mooy sunu détournement bi ñu bëgg a def ci terrain yi détournement d'objectif bi du fi amee tong-tong bi du fi amee. d'accord ci wàllum justice da ngeen a porter plainte. porté nañ plainte association phase 4 bi sunu parents yi jiite madame Awa Gaye di présidente bi ba léegi mi ngi justice des renvois à n'en plus finir tey woo nañu ministre de l'intérieur ni ko mu interpellé sous-préfet bi laaj ko ba xam moo approuvé autorisation bi ndax sous-préfet day approuvé autorisation de construire kenn xamul luñ ciy def terrain bi ñu woo ministre des collectivités locales comme maire yi pouvoir délégué lañ am ñoom ñi délégué ñoom état central ñi délégué maire bi ñu woo ko ni ko na interpellé maire bi ñuy woo
le directeur général de la SICAP fii bokk moomeel la Sacré-Cœur la tudd SICAP jël terrain bi boo daggee ñëpp xam nañ kayit suuf ni muy demee Sénégal boo daggee ay kër da nga naan fii école nga jox kii de droit nga ni fii centre de santé nga jox kii de droit nga ni fii sport nga jox mairie mu war a aménager ndax SICAP du aménager kenn léegi nag SICAP détournement d'objectif boobu lañ ni ko na woo maire bi fi ne waaw mu woo conseil municipal mu laaj leen ba xam ñoom ñoo délibéré. tey conseil municipal bi ñu ngi may dégg je pense que tey délibération bi ñu wax ni que moom la ñuy joxe fii nii pour ñu mën a def aménager lii nii defe naa conseil municipal bi amul kenn ku ko voté projet yaa ngi nii délibération yaa ngi nii yu ñu proposé woon man damay wax ni Bart moom moo doon taxaw di xeex mbirum foncier boo leen xoolee problème littoral bi nax saay na kenn waxatu ci problème mu terrain Dakar dem dikk bi nax saay na kenn waxatu ci problème mu panneau yi nax saay na kenn waxatu ci tey nag comme tey yàlla da ko dégaleel tey mu bëgg ville de Dakar te bu mu bëggee ville de Dakar nag bu dee maanaam budget lay wut bu mu tong-tongee suñu terrain bi ngir mën am budget de campagne Pape Samba wax na ko sànq suñu wax du bëri tey nag nous allons appliquer et que la guerre vient tout juste de commencer Bart nous ferons face à lui war nañ ko foncier bi appartient wul ak Barthélémy Dias foncier bi appartient wul ak ma Samba wala ma Dem ñun commune Mermoz Sacré-Cœur le titre foncier bi tudd ñun ñoo ko moom lii nag kenn du ko paccoo di lancer un appel à la jeunesse di leen wax ni que lii suñu bijou la tey espace bi waroon nañ ko aménager terrain multifonctionnel te defe naa ni loolu la ñu proposé woon terrain bi waroon nañ ko aménager tey espace de détente tey yàlla dafa def ni 2 voies Sacré-Cœur yi amatul fan la suñu waajur yi di féexloo fan la jeunes yi di taxawloo di daje maa ngi di poser question boobu noonu mais tey gis ngeen boo leen gisee poto yi ngeen xam ne ni lii lu ñuy gas la machine baa ngi gas kon lii luy jëm ca kaw la tey ñu nax nag di ñu jéem a wax ni que 2014 bu leen fàttali ko élection locale 2014 c'était en juin délibération nag bu muy wane ni boobu c'était en janvier 2014 boobu fekk conseil municipal bii nii présenté wuñu ko ñu woon nekkuñu woon en place kon tey bu ñuy war di ne conseil municipal bi ñoo voté délibération yi dañuy wax naka du sudul noonu am na yeneen ñaari promoteur ñoo xam ne maanaam tey ku mel ni SMK kooku xam na boppam ñu ngi koy wax ni nag mu teggi tànk te xam ne ni mbirum suuf bu mu tax muy ñëw di def naka sudul noonu am na beneen tamit boo xam ne matricule la ci délibération yi ñu proposé ñu ko conseil municipal nous avons refusé parce que tey lu ñu proposé ak lu ñu gis ni bokkul di leen wax ni nag yéen la presse boo leen demee ngeen laaj ko moom si jëm boppam ndax li mu waxoon askan bi bañ koy fal 2009 ndax li mu diggoon waa Sacré-Cœur ci wàllum terrain bi est-ce que jëfe na ko waaw wala déet